mbokk yi di rafetlu bi ak rajo Futurs Médias ni ñu koy defee àjjuma ju jot ci waxtu wi yegg si kon ak seen émission wergu yaram tey ji nag ñu am mbégte dalal ko docteur Ridolphe Massamba Diop moom mooy président Jokko Clef association docteur ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay na ngeen def. di sant yàlla bu baax rafetlu kon sa teewaay docteur fas yéene nag waxtaane li nga xamante ni moom moo di bec de lièvre moo ko wundu kon bu ñu sóobu ci waxtaan wi docteur ni bec de lièvre xëy na ñi ñuy dégg du ñu ci bari du leen mën a jox dara tey jii boo ko doon définir ci yan anam lay doon ci yenn moo tey. bec de lièvre moom dafa doon benn feebar boo xam ne xale yi dañ koy judduwaale laago la boo xam ne moom boo ko amee dina la yàqal lu bare doo mun a maanaam doo mun a dem doo mun a jàng école ndaam lu bari daal doo ko mun a def quoi ñu gis ne feebar boobu moom daa doon feebar boo xam ne day daal suñuy mbokk ñu ne dañ ci taxaw samp ci benn association bu tudd Jokko Clef association boo xam ne ñun lu ñuy def mooy jàpp ñu xam ne dañu néewi doole ba pare di leen opérer te duñu fay. ba nga xam ne daal léegi dinañ mun a nekk société bi comme ñun ñëpp. Jokko Clef association nga bokk kon ci membre fondateur yi 2007 ngeen ko taxawal docteur lan moo tax ngeen jékki-jékki rek yaakaar ni xëy na faaw ngeen mën a lëkkaloo pour nag gën a jublu ci xeex feebar bi. liñ ci gis mooy dafa doon benn feebar boo xam ne ñi néewi doole lay dal am na ci ñoo xam ne ñu bëri sax xamuñ ne feebar bi moom mun nañ ko faj. loolu gis nañ ko ba pare feebar bi moom am na ci ñoo xam ne ci àll ba lañ nekk bu ko defee. du ñu mën a jot ci soins de santé yi maanaam loolu moo tax bi ñu taxaw association bi dañ ne duñ taxaw Dakar rek di ko def mais dañuy dem ci dëkk bi yëpp ci Sénégal bi yëpp di ko def maanaam opéré nañ fa Thiès dem nañ Touba war nañ dem Mbour bëgg nañ dem Diamniadio dem nañ Mauritanie bëgg nañ dem Gambie dem nañ ba ci Congo sax donc loolu moo tax ñu taxaw association bi pare duñu gis ne rek xëy na yoon boobu bu ñu ko jëlee maanaam di déplacé wu di dem fii maladie nekk nañ ci mun a nañ ci mun a. faj ngeen ko mën a wàññi daal am na ngeen ci def waaw nañ ko mën a wàññi bu baax. ci wàllu woowu feebar bi wax nga ko laaj na ngeen di dugg ci biir réew mi ndax xëy na ñu muy laal ñu bari foofu la ñuy féetee lan mooy ay màndargaam moom. wax nga li koy indi nee nga dañ koy judduwaale boo ko judduwaale boo yegsee ci xëy na ki ñuy dégg bu ko déggee yooyu màndarga ni kon kon lii la lan nga ci mën a wax fi ñu toll nii. maanaam feebar la boo xam ne moom ñu ko mën a wax mooy ay fant la ñuy wax ni xëy na moom la ci ñum kaw mi daal ci lèvre supérieure bi. jëm ci bakkan bi. waaw loolu la c'est-à-dire xale bi moom bu nekkee ci biiru yaayam. te fekk kanam bi moom formé wul moom. am ay donjo yoo xam ne ñoom ñooy tase ba nga xam ne kanam bi moom day normal day nekk kanamu xale normal quoi. léegi moom li koy def ci grossesse bi pendant ci 3e mois bi ci lay donjee ñoom dañu waroon migrer dañu waroon. tase bu ci ne ñëw taseeg sa morom. voilà taseeg sa morom te duñ ko def te loolu moo koy def léegi laago bi ci gën a bari lex bi moom lay laal quoi. dina laal lex bi ak lèvre bi ak tamit dina laal ci biir bu laalee ci biir day fekk bu waa xale ñoom dañuy noos. xale bi nos wala ci lex bi mel ni lu xaw a am pax wala benn lu dagg ci fi nga xamante ni moom moo di kanam gi docteur yow wax nga ko léegi faral nga di dugg ci biir dëkk bi naka lañ koy jàppee parce que nekku na xëy na loo xamante ni bariwul ñu koy faral di gis donc boo xëyee gis ko indi yenn façon kanam yi parce que visage la ku ñëw xool liir bi moom ngay njëkk a gis donc naka la ko nit ñi di am ban approche la ñu ciy am foofu rawatina parents yi métit bi ñu ci dund. xam nga xalaat bi ci nit ñi am. dafa bare te dëkk bu nekk moom am na ñu koy gisee dañ koy xalaat. bu dee boo demee ci ay dëkk comme ay genre ay Congo yooyu wala ay Côte d'Ivoire yooyu ñoom foofu ñoom affaire dëmb lañ koy teg. bu ko defee foofu ñoom ci bare ñoom xale yu mel dañ leen di rey
ñu naan xale bi daal du nit. waaw xale bi du nit te day indi mauvaise sorte ni ñu ko waxee ci tubaab day indi mauvaise sorte quoi bu dee fii moom ci biir Sénégal l'islam tax léegi moom ay xale yu mel ni moom dañ kenn du leen maanaam duñ leen rey. dañ leen rey ndax doomu aadama moom kenn du ko rey bu dee par exemple bu dee te am na fii ay. nit mais xale yi ñuy faral di làq la quand même. waaw loolu moom loolu moom du ñàkk moom. bu dee moom ci beneen dëkk comme ay Mauritanie yooyu foofu ñoom du ñu bëgg a sax ñuy opérer maladie. ndax ñoom dañuy ne moom yàlla moom li mu sàkk yàlla moom li mu def moom kenn du ko laal bu ko defee même boo demee Mauritanie bu ko opérer fay malade loolu moom pour nga mun a changer mentalité ñi dafa xaw jafe. léegi fii Sénégal moom problème bi muy indi te du tax ñu ciy taxaw mooy nit ñi ñoom famille yi nga xam ne du ñu am genre xale yu mel ni dañuy nëbb xale yi. dafa doon jàngoro dafa doon laago boo xam ne même ci biir famille sax day tas famille day indi ay problème yu bëri ko te ñun traitement bu ñuy opérer maladie bu ñu def 1 heure de temps 45 minutes sax mun nañ changer kanam xale bi donc mun nga changer adduna xale bi quoi. donc loolu moo tax mu am nekkin bu gën wax nga ko jafe-jafe rawatina ci parents yi ak gis-gis wi ñu ci am mais yenn saa ci fente yooyu docteur parce que xëy na tuñ bu signe mu ci kaw lèvre supérieure bu war a dajewul yenn saa yi pax ci wàllu lex bi wala yeneen façon defee la tamit ci xale bi rawatina ci wàllu lekk gi parce que xam nañ ni bu boobaa dañuy nekk ci diggante war a toll ci nàmp ak façon yu ni mel donc yeneen problème tam dina ko indil gone gi su fekkee teeluñu ko taxawu. problème bi muy indi mooy mun na indi yeneen problème comme ay moom liir bi moom muy bëgg a nàmp moom mun na ci am problème mu ci indi mooy nàmp moom bu déyolee moom xale bi moom du mun a jël poids bu munul jël poids nag ay feebar yu bëri mun na ci am maanaam malnutrition lay doon quoi. bu ko defee tel ko opéré moom di nga mun a tax ba nga xam ne xale yooyu ay feebar yu bëri moom duñ ko am ñaareel bi mooy bec de lièvre bi gémmiñu njomboor bi li muy ànd tamit day ànd ak lu ñuy wax noos nag au lieu nga am xar bi au lieu nga am ko ci lèvre supérieure bi moom yaa ngi koy am ci biir. bu ko defee xale bi moom buy nàmp meew bi moom du dem fi mu war a dem dafay génn ci bakkan bi. bu demee day ñàkk poids loolu moo tax. ñun li ñuy taxaw mooy xale yooyu diggante 3 mois à partir de 3 mois lañ leen di commencer di leen opérer quoi te fu mu toll nii association bi opéré nañ lu mot 450 malades pratiquement. depuis 2008 ñeenti téeméer ak juróom fukki malades. yoo xamante ni jaar nañ kon seeni loxo ngeen opéré leen sànq yaa ngi wax ni ci biir butitu kon yaay ji jamono joo xamante ni kanam gi xëy na war na formé wu mbir yi du dem ba daje mooy indi jafe-jafe yooyu lan moo tax docteur ci ñenn ñi muy dem ba formé wu xale bi juddu am kanam gu normal ñenn ñi juddu lex bi waroon a muuru benn côté bi du muuru gémmiñ gi am fente lan moo koy indi. loolu moom dafa am ñaari explication quoi benn bi mooy yàlla ñun ñëpp daf ñu sàkk nit ñu mel am na ñu ci njool am na ñu ci tuuti am na ñu ci xees am na ñu ci ñuul bu ko defee ñun ñëpp ku ci nekk dañu am lu ñuy wax lu tubaab di wax dañu am suñu patrimoine génétique léegi ci loolu mun na ci am ay jafe-jafe yu ndaw ba nga xam ne day def yenn jigéen ñi ñoom am doom bu am fant moo gën a yomb ci ñoom. ndax ñeneen ñi ko léegi ba pare dafa am beneen explication bi ak beneen facteur bi mooy li ngay mun a lekk li ngay ñàkk ci lekk bi wala feebar bi ngay mun a am bu ko defee lii feebar bu li koy indi mooy ñaari facteur sa constitution bi nga mel maanaam ci wàllu génétique li nga xamante ne yow yaa ko moomal sa bopp ak ci wàllu environnement bi maanaam ndax li ngay lekk doy na wala ci biir ëmb bi 3e mois bi mun nga ci am benn feebar wala ngay jël ay garab yoo xam ne waruloo ko jël loolu yëpp moom mun na ko def
mën na ko def wax nga ko ngeen opéré ci yeggul 400 ak juróom fukk kon ci gone ba ngeen sosi association bi Jokko Klifa association 2007 ak léegi wër ngeen gox yu bari docteur ci seen déplacement yooyu opération yi ngeen def wàcc gi ngeen wàcc xool gox yi tey jii boo ko doon wax yenn zone moo gën a touché ci réewum Sénégal mi. mënuñu nekk benn zone rek moo am genre problème bi. feebar bi moom dafa doon feebar boo xam ne fépp fu nekk la nekk ci Sénégal fépp fu nekk la nekk ci am na ci Casamance am na ci région Baol am na ci région Saint-Louis fépp la nekk ci Sénégal. bu ko defee ñun lu ñu bëgg daal mooy at bu nekk ñu mën a dem ci benn région ñu former ci ay chirurgien ba nga xam ne léegi ñun dootuñu déplacé wu dem ci région di faj xale yooyu quoi. par exemple dem nañ Touba fii octobre 2016 loolu jot nañ fa opéré 24 patients am nañ ci benn docteur bu nekk foofu docteur Mame Koumba Sarr léegi moom yaakaar nañ ne moom dina mën a continuer opération yi. léegi ñun mun nañ ci dem ñu koy jàppale. loolu tamit def nañ ko Mauritanie def nañ ko Congo Brazzaville def nañ ko Thiès tamit ñu ngi koy waaj a def Mbour tamit quoi ñun li ñu bëgg mooy du ñun kese rek tout le temps ñun ñooy taxaw mais li ñu bëgg a jàppale suñuy collègues yi yeneen docteurs yi. ñoom ñu mun ko def ba nga xam ne ñëpp ci Sénégal dinañ mun a profité ci association bi. kon loolu day firndeel xëy na docteur su ma juumul ni ñi ko war a mën a opérer manqué na parce que sànq sax ci journal bi am na ñu doon wax opérer leen fii ci Diamniadio mais dañ ko fa fësal manqué chirurgien ci wàllu woowu pour opérer bec de lièvre. waaw loolu moom dëgg ñun taxuñu ko bare noonu am na ñu koy def Le Dantec maa ngi koy def Le Dantec. am na beneen service bu tudd service chirurgie pédiatrique fu ñuy opérer xale yi ñoom nañ ko def foofu tamit am na ñu koy def fan am na fa ci Albert Royer am na fa benn service chirurgie pédiatrique ak service ORL tamit ñu ngi koy def mais yaakaar naa ne bu ñu demee ba ci kanam rek. nañ ci am ay chirurgiens yoo xam ne nañ ko mën a def te ñun li ñu bëggoon mooy région bu nekk ci Sénégal ci hôpitaux régionaux yu nekk ci Sénégal mu mun a am benn chirurgien boo xam ne moom daf koy opérer daf koy def. ngeen nekk ci liggéey boobu kon prise en charge bi nag lépp mën nañu wax ni ci opération rek lay tënku kon. waaw ci opération bi lay tënku ndax dañu yaakaar ni rek bon ku ci nekk nag daf ci war a maanaam daf ci war a teg dooleem tamit maanaam léegi opération bi yëpp ak soin bi moom doo ci fay dara moom mais ñun par exemple transport bi duñ ko fay wala hébergement ñun duñ ko fay même garab yi sax buñ la opéré ba pare daa am garab boo war a jënd ba tax ko cher ay ñeenti téeméer lay war a jaar wala juróom-benn téeméer duñu yaakaar ne rek ku ci nekk moom il faut nga teg foog nga teg sa wàllu bopp. bu dee dañ bëgg Sénégal jëm kanam maanaam balaa ñu lay jàppale nag da ngay jàppale sa bopp mooy yoon bi quoi. balaa ñu lay jàppale da ngay jàppale sa bopp. laataa ñoo dikk ci kanam tuuti ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo leen di dimbali ci liggéey boobu tey jii ci wàllu paj mi lan ngeen gën a yittewoo xëy na bu ngeen ko amoon dana tax ñi koy dund bec de lièvre ñi ko am ñu ci bari ñu gën leen taxaw c'est l'information qui ne passe pas foog ngeen xeex ak yenn préjugés yi. wala fexe ba parents yëpp jot ci xibaar bi xam ne lii lu ñu mën a faj la opération bi du yàgg tey docteur ñi ngi fii c'est quoi le problème tey jii. le problème bi moom je pense que xam nga ñàkk xam mooy tax am na lu bare loo xam ne ñun waa Sénégal war nañ ko mën a def te mënuñu ko def léegi nag ñun li ñuy jéem a xool lu ñu jéem a bugg rek dañu bugg fii waa Sénégal ñu mun jàppale association bi. mun na doon ay nit mun na doon seen rajo bi te maa ngi leen gërëm maa ngi leen di sant remercier leen tamit ak mun na doon tamit yenn association yoo xam ne wala yenn fondation yoo xam ne comme fondation Sonatel. ñoom war nañu mun a jàppale ndax loolu pour information bi moom mun a jàll ci dëkk bi ci nit ñi moom. foog ñu am yow mii ci rajo bi ngay liggéey. foog ñu am réseau d'information canal de diffusion quoi. donc loolu yaakaar na ne bu ñu ko mën a def rek ci biir Sénégal bi yëpp
ñëpp nañ ci mun a am kontaan ci liggéey bu ñuy liggéey. mais sur le plan pratique tey jii en tant que chirurgien ci wàllu faj mi jumtukaay yaa ngi fii wala xëy na centre yooyu ñoo doyul wala au-delà de médecins yi nga xamante ne xëy na seen lim bu ngeen sañoon mu yokku fan la ñu war a gën a mën a taxawaat lan mooy problème bi ci prise en charge bec de lièvre aujourd'hui. prise en charge bi bon taxuñu am ay problème lu bëri man yàgg naa def chirurgie bi moom dafa doon benn chirurgie boo xam ne boo amee ni ñu ko waxee ci tubaab boo amee 3 fils de suture rek maanaam 3 fils de suture rek di nga mun a def sa opération bi te doo ci am benn problème boo amee benn bloc bu opératoire ni ñu ko amee ci région yi. loolu moom doy na quoi boo amee mais foog nga am anesthésiste bu baax tamit boo xam ne moom mooy nelawal malade bi loolu moom boo ko amee kese daa doon liggéey boo xam ne di nga ko def ci sécurité ak ci qualité. mais est-ce que yenn saa opération bi docteur du am jafe-jafe parce que ci am nañ ci ñenn ñi xëy na fente bi du am solo mais dañuy gis ni ci ñenn ñi dafay xaw a kéemtaan daal ci gis-gis wala yéen chirurgien jàpp ngeen ni c'est tout à fait quelque chose boo xamante ni war ngeen ko mën a régler comme yenn dimension fente yi wala yenn trou yi ci lex yeeg yooyu. fente yi nag dañu bëri ay façon léegi ñun am nañ expérience ba nga xam ne façon bu nekk ñu ngi koy mën a def ndax ñu ngi koy def genre opération yu mel noonu ñu ngi koy def depuis pratiquement une dizaine d'années def nañ ko fu nekk. man mii di wax nii ak yéen université laa nekk hôpital Le Dantec laay liggéey yàgg naa fa am nañ fa benn formation boo xam ne formation bi ñu am noonu macha allah moom mun nañ ci def liggéey bu baax ko. léegi tamit loolu mooy wàllu chirurgien bi léegi wàllu patient bi yow chirurgien bi yow doo toog rek nga ne malade bi moom dinaa ko opérer wala malade bi man duma ko def ndax bon fente bi bii dafa tuuti wala bii dafa rey quoi ñun. du ñuy mais bu rëyee dina jafe dafay laaj yenn technique yi wala. waaw non c'est-à-dire moom problème fente bi mooy dafa doon benn chirurgie boo xam ne di nga mun a am résultat bu baax ci saas bi. wante tout le temps di nga am ay defar yu tuuti yi ngay war a def ndax maanaam chirurgie esthétique la chirurgie plastique la. mais ci wàllu woowu sax laay bëgg ñëw ndax gëstu yi ñu ci def normalement bu ñu la opéré nga dem après un certain temps war nga ñëwaat. ñu gën ko jekk-jekkalaat mais est-ce que suivi bi dina am fii parce que wàllu chirurgie esthétique ak yooyu mel na ni xëy na fii soriwuñ ci bu ñu méngalee ak Europe wala yenn réew yi fi ñu toll est-ce que dinañ dem ba xëy na defaraat ko mu mel ni dara mësu fa xew. non suivi bi moom dañ koy def moom. dañ koy def ni ñu koy defee fu nekk ci monde bi maanaam du ñu opéré malade ba pare. duñ ko suivre donc suivi moom nañ ko def moom ñun bu ñuy suivre maladie bu ñu lay opérer léegi boo passé semaine après opération bi rek dañ lay defaraat beneen visite léegi chirurgien bi nekk fi ñuy opérer comme docteur Mame Koumba Sarr bi nekk moom Touba moom day toog un mois après day xoolaat malade bi 3e mois bi après 6e mois bi après 9e mois bi. donc il se fait que des fois ngeen def ay 2-3 interventions. voilà tout le temps day am suivi léegi comme par exemple Touba dem nañ fa octobre war nañ fa am beneen mission mois de mai wala mois de juin bu ñu fa demee malade yi ñu opéré ñoom ñëpp nañ leen xoolaat léegi bu dee daa ci am ay malade yoo xam ne dafa am li ñuy wax ci tubaab retouche dañ ko war a defaraat tuuti nañ ko defaraat léegi tamit defaraat boobu day dépendre ci parents yi ak day dépendre ci malade bi yenn say parents yi ñoom liggéey bi ñu def doy na leen. mais est-ce que sax du tiitaange xam nga fii ni ñu wax naan jékki-jékkal beeg yooyu moom jur leneen xëy na yooyu lañ ciy daw. déedéet non loolu moom du ñu am maanaam ñun équipe bi dañu am rapport confiance ak malade bi nga xam ne dañ leen di leeral yëpp di la expliquer leen yëpp nañ leen ne lii bon. soxla na retouche wala war nañ ko defaraat tuuti wala lii moom taxuñu ko def wala lii moom foog ñu xaar ba xale bi mag tuuti. ndax résultat bi tamit bon yaa ngi koy gisee ci croissance su xale bi maanaam bu xale bi magee nag yenn saay di nga war a defaraat day wàññi. bu ko defee taxul ñu def ko léegi liggéey bi tamit mooy li ñu bëgg rek mooy xale bi boo ko xoolee ci mbedd bi doo ko exclure ci société bi. mais boo ko xoolee bu baax di nga xam ne kii moom amoon na dara ci lex bi. mais ñun li ñu bëgg mooy defar ko ba nga xam ne dina mun a foo ak ñëpp. dina mun a dem jàng école voilà dina mun a jàng école comme ñëpp te kenn du ko ci
kenn di ko ci ni ko tubaab bi di waxee kenn di ko ci stigmatiser maanaam kenn di ko génne ci société bi ñun noonu la ñu bëgg ko. loolu ngeen bëgg docteur Rodolphe Massamba Diop moom la ñuy dalal kon seen émission wergu yaram docteur ci liggéey boobu ak li ngeen bëgg fondation Sonatel di leen ci gunge 2007 kon ngeen taxawal association bi jokkoo CLIF association bi seen lëngu ak Sonatel kañ la door. fondation Sonatel ñu ngi commencé liggéey ak ñoom suñu première mission bi. yaakaar naa ne mu ngi doon 2010 la nekkoon léegi ci at bi moom fondation Sonatel dinañu financé ñaari mission wala ñetti mission li ma bëggoon wax fi mooy fondation Sonatel foog ñu gërëm ko ñu sant ko ndax mu ñuy jàppale ci liggéey boobu te li ñu war a xam ñun c'est que ñun waa Sénégal mun nañ ko def suñu wàllu bopp te duñu war a am ñoo xam ne fii lañ dëkk ay Sénégalais lañu comme ñëpp ñu mun ñu jàppale ñu mun a jàppale suñu doom ndax dañu war a bañ léegi waa bitim réew di ñëw di def ñoom ñun lu ñu mun a def ak ñun lu ñu war a def. maanaam ndimbal da cee fekk loxol borom. balaa ñeneen di ñëw di la jàppale fekk sa waa réew ci boppam. li leen war ñoom ñu ngi ci. loolu la ñu bëgg te léegi fondation Sonatel mu ngi ñu financé ci mission bi ñu def Touba. mu ngi ñu financé ci benn montant de 5 822 060 francs CFA. te montant boobu moom li muy jur. mooy opérer maladie jënd garab yi toppatoo suñu hébergement jox dara ci biir hôpital bi donc couvrir na daal mission bi yëpp quoi. te loolu moom fondation Sonatel bon je pense que dañ ko war a gërëm dañ ko war a sant. ñu def ci benn def ci ñaari mission. Voilà, il faut vraiment remercier la fondation Sonatel parce que loolu moom bon fondation Sonatel li mu def bon loolu moom dafa am solo trop quoi parce que. lan moo leen ci sensibilisation bi lan ngeen leen jiital bi ngeen di wax ak ñoom ba tey ji ñoom waa fondation Sonatel nangoo taxaw jël seen loxo di leen gunge ci mission yooyu. maanaam gis nga feebar bi moom boo gisee. bi ngeen ñëwee lan ngeen leen tegal photo yi ngeen leen tegal. li leen lii c'est possible non naa la nettali benn histoire rek. jot naa ci opéré benn xale bu ndaw du ma wax fi turam du ma wax yaa ma ko fan ñu liggéey quoi. couple bu jeune la woon dañu ñëw ci man ma opéré leen. opération bi bon macha allah moom après boobu naa la mën a woon photo yi bu ñu amoon télévision fii auditeurs yi di ko mën a gis nañ ko mën a gis te franchement yaayu xale bi moom bi xale bi génn ci bloc bi mënul woon jël xelam dafa doon jooy ndax yaakaaru ci woon loolu donc non maanaam xam nga doom moom boo ko laalee ci ndey moom dafa fort trop loolu yéen jigéen ñi loolu yéen rek xam ñun sax góor yi ñun xamuñu ko. léegi dafa doon tamit damay répéter ni ma wax dafa doon tamit feebar boo xam ne sa doom bu ko amee doo xam fan ngay teg sa bopp. doo ko xam doo xam fan ngay nekk sax doo xam fan ngay nekk donc léegi loolu ay maanaam ay histoire yu mel nii bi ñu demee fondation Sonatel won leen photo yi ñu fi doon liggéey ñoom ñëpp ay mère de famille lañu ay yaay lu ñu leen expliquer loolu problème boobu ñoom gis nañ ne loolu dañ ci war a taxaw ni ma koy waxaatee tamit dafa doon feebar boo xam ne sa doom bu ko amee du mën a dem fenn du génn ci kër bi ngénte bi sax kenn du ko gis du génn ci kër bi du jàng alxuraan du dem école bu amee xew duñ koy nëbb te loolu boo ko waxee yaay loolu moom il faut mu def ko dara donc loolu moo tax yaakaar naa ne message boobu wax boobu la ñuy wax waa fondation Sonatel ñu décider rek bon léegi nag ñoom bu nañ jàppale association bi ñu nekk kon ñoo xamante ni ñu war a jaajëfal lañu ndax ci wax nga ko lu dul benn mission ñaar ña nga leen cay gunge ngeen di dugg ci àll bi yaakaar ni docteur Lëngo bi dina wéy fondation Sonatel gën ci jàpp ndax wax nga ko 2007 ak léegi plus de 400 enfants 450 yoo xamante ni opéré nañu ko am ñeneen ñoo xamante ni bëgg nañ tam ku leen dimbali ngir ni ngeen koy waxee ñu fexe ba xëy na gisaat ci kanamu xale yooyu mbékk ñu war a mën a reetaan foo comme seen yeneen morom yi. loolu ñun daal loolu la ñu bëgg ko lu ñu bëgg daal mooy Sénégal daal xale bu nekk ci biir Sénégal
boo amee genre feebar boobu famille bu nekk ci biir Sénégal boo amee doom boo am benn feebar bu mel noonu mu ñëw ci ñun ñu jàppale leen sans comprendre ñun loolu la ñu bëgg daal ba nga xam ne daal feebar du ma ne feebar bi moom dañ ko jeexal Sénégal. wante dina wàññi bu baax moom. ci wàññi boobu Fondation Sonatel am na lu mu ci def ci amélioration bi ci prise en charge bi ndax wax nga ko xëy na ça demande pas grand chose mais chaque fois boo waree dem tam sans moyen te gars yi du ñu fay dara foog moom ñu la ci gunge. waaw foog nga am ñu lay jàppale ndax comme ni ñu ko waxee ci tubaab xam nga la santé n'a pas de prix mais la santé a un coût. Tout à fait. léegi produit yëpp yi ñuy utiliser moom foog nga jënd produit dafa mel nii rek tout le temps loolu laay wax samay malade dafa mel nii rek léegi nga bëgg a dem pèlerinage Popenguine wala léegi nga bëgg a dem Touba wala nga bëgg a dem Kaolack da nga bëgg a jël cette place bi ñu leen ne prix bi moom 2000 francs CFA la. ñeenti téeméer nga ne man ñaar fukk rek laa yor xam nga boo fayee ñaar fukk seen car bi moom du mun a dem. seen cette place bi du mun a dem ndax du ñu mun a sol essence ci biir oto bi. ko defee ñun liggéey bi ñuy liggéey tamit foog ñu am ñuy jàppale ñu jàppale mooy waa Fondation Sonatel mooy ñun am nañ ay partenaires yu nekk bitim réew tamit te foog tamit malade yi ñoom ñu participer ci loolu ñun participation bi ñuy laaj malade yi moom taxu ko bëri moom bu dee mun nañ jënd seen ordonnance boo xam ne ay ñeenti téeméer lay jar wala juróom-benn téeméer rek loolu rek ñun doy nañu mais dafa doon liggéey boo xam ne ñëpp dañ ci war a bokk ba nga xam ne ñu mën a jëm kanam loolu moom dafa am solo trop te mun nañ ko def te foog ñu def ko ndax keneen du ko defal suñu place. Mbour nee nga di ngeen fa dem ci lu yàggul jàppagu leen date bi ci lëkkaloo gi fondation bi mi ngi ci wala. waaw léegi Mbour na amoon dañ fa war a dem le mois de janvier lañ fa war a dem mais léegi xam nga mission yu mel noonu ñun balaa ñu fay dem balaa ñu fay taxaw dara liggéey bi. foog ñu am nombre de malades bi maanaam ñun mission bu nekk ñun 30 malades lañ fay bëgg a opérer. ñu ngi def juróom malade bés bu nekk juróom malade la ñuy opérer ci bloc opératoire bi quoi. léegi bu ñu defee juróom wala ba ci juróom-benn malade la ñuy opérer par bés léegi bu ñu defee juróomi fan rek mun nañ ci def 30 malades 25 malades ba ay 30 malades xam nga léegi mënuñu dem Mbour tamit ñu fay opérer ay 3 malades ay ñeenti malades rek wala ay juróom malades quoi léegi. voilà ñuy dem bu tey fekk ñu taxaw nombre de malades bu ñuy bëgg te bu boobaa amee rek Fondation Sonatel moom dinañu jàppale bu ñu dajee daal ba lim bi mat rek ngeen jokkoo ak ñoom ñu ñëw gunge leen ci. daa mel ni boo demee Casamance rek ngay dugg ci benn car rek ngay dem gare routière moom car bi moom balaa muy dem foog mu fees. benn la. bu feesee Fondation daal di départ kon ni nga ko waxee ngeen di am kon liggéey bu ngeen di def ci wàllu bec de lièvre gémmeñu kon lëg yooyu ay fant yoo xamante ni day am ci kanamu xale yi ngeen leen di soulager parents yi docteur kon waxtu yi xam naa la ca des bareetul tey jii yéen a ngi wàcc sur le terrain ci wàllu information tam am na liggéey bu am solo boo xamante ni war ngeen ko ci gën a def ba ki nekk ci Sénégal bu gën a sori xam ni lii war nañ ko mën a fàcc. waaw loolu moo tax ñun lu ñuy bëgg daal fi may wootee mooy rajo yi yéen boo leen mënee jàppale ci diffusion information bi moom day doon lu baax te yaakaar naa ne invitation bi ma def tey du doon première fois bi xam naa ne dinaa ñëwaat ñu gën ci mun waxtaan ñu gën ci mun informer population yi ndax xam nga bon dem sax ba ci télé bi xëy na wone ko ak image yeeg yooyu dem ba ci bu boobaa ku nekk xam mbir mi ci lan la ndax xam nga man enseignant laa ci université te enseignement bi moom répétition la moom tout le temps da ngay répéter léegi booy bëgg a informer patients yi booy bëgg a informer maladie moom tout le temps moom foog nga répéter foog ñu xam te mun naa am tey tamit dina am ñiy déglu émission bi nañ ñu contacter di nga am ñoo xam ne tamit tey duñ déglu émission bi xëy na émission bi dina jaaraat mais tout le temps daal foog ñu ñëwaat ñu waxtaan ci seen rajo bi informer patients yi ci li ñuy def quoi man loolu laa bëgg pour ñu mun a continuer information bi diffuser ko bi nga xam ne ñëpp ci biir Sénégal loolu moom information boobu dañ koy am te dama bëgg a préciser tamit ñun résultat bi ñun résultat yi ñu am comme waa chirurgie pédiatrique hôpital Le Dantec comme waa chirurgie pédiatrique hôpital Albert Royer comme waa service ORL bi nekk hôpital Fann ay résultats yu vraiment franchement yu baax la ñu am ko. kon daal xarañte gi mi ngi fii kem lametu ko fexe ba malade yi ñëw loolu mooy coow li kàddu gu mujj gi jëmale nag wax nga ko ci wàllu information bi ci ñun média yi mais ci xëy na ministère nu mu ci war a mën a gën a jàppee ay campagne xëy na buñ ko wonee wala tamit ci seen ñi nga xamante ni ñoom ñooy ñi ngeen di lëkkalool Fondation Sonatel ak yeneen partenaires yi tamit.
léegi tamit xam nga ministère de la santé bon moom li muy def moom liggéey bi moom dafa diis trop dafa bare. kon nañu ko bëgg a woowee fa la voilà léegi man dama yaakaar ne rek. dama yaakaar ne comme que ñoom ñoo bokk dëkk bi ñun tamit il faut que ñu jàppale tamit ñun ministère de la santé bi ñun loolu moo tax ñu taxaw association bi ñu koy def mais wante ñu ngi tout le temps ñu ngi en contact ak ministère de la santé bi te yaakaar naa ne moom ministère de la santé bi moom ñun ñu jàppale ci liggéey bi ñuy liggéey. mais est-ce que association bi Jokko Cliff association ay docteur kese ñoo ci nekk wala ay am na yeneen bénévole ay parents ñan ñoo ci nekk carrément. non association bi du ñu am benn bureau ba léegi ñu ngi liggéey mais association bi dafa doon benn association bi dafa ubbeeku ci ñëpp maanaam tey di yow boo bëggoon ñëw duggee ci association bi yor portefeuille communication bi wala information bi di nga ko mun maanaam dafa doon association boo xam ne ñun tëjuwuñu dama lay jël benn exemple rek ñun léegi bu ñuy dem ci benn région di def benn campagne chirurgicale lu ñu fay dem ak suñuy chirurgien wala suñuy anesthésiste ñun philosophie ñun xalaat bi ñu am mooy loolu moo tax ñu tudd ko jokkoo dañ koy seddoo dañuy waxtaan ak ñi donc ñun par exemple bu ñuy dem Touba ñi nekk foofu docteurs yi nekk foofu ak ñoom la ñuy liggéeyal ñoom la ñuy partager ñun xam-xam bu ñu am bu ko defee association bi du quelques nit rek ñoo ko yor ñoom ñoo ko moom. fu ngeen dem bàyyi fa xam-xam. voilà bàyyi fa xam-xam askan wi ëllëg. voilà bàyyi fa xam-xam léegi bu dee daa am koo xam ne daal dafa bëgg a dugg ci biir association bi bëgg a liggéey ak ñun daal amuñ ci benn problème. Docteur waxtu wi dab nañu mayaat la simili rek nga gërëm ñi nga xamante ni wax nga ko ñu leen ci gunge ba may leen ngeen mën a liggéey boobu muy fondation Sonatel dellu jaajëfal leen kon bu baax. léegi c'est pour les remerciements. pour terminer voilà. waa léegi maa ngi remercier ñëpp. ñi doon déglu émission bi. di leen ne association bi yéen a ko moom. ñun liggéey bu ñuy liggéey pour Sénégalais du pour ñun sax parce que ñun liñ ci am sax. ñun am nañ ci lu bëri. mais le plaisir rek xool malade bi wér. param beeg ñun lu ñuy xalaat ci biir association bi mooy loolu ñun yàlla moo ñu ko laaj il faut que ñu def ko léegi ku nekk ak li yàlla laaj. la cëralee def waaw la cëralee ñun il faut que ñu def ko donc di leen ne tamit saa yi boo leen amee problème ci loolu daal mun ngeen ñëw soit hôpital Le Dantec wala am nañ benn site internet bu tudd jokkocleft.org mun ngeen ko xool tamit ci internet bi. même boo leen contact yeeg yëpp nga fa ak seen ay siège ak yëpp. même boo leen demee ci internet sax ngeen tapé fente labiale wala ngeen tapé bec de lièvre Sénégal di ngeen gis suñu association te di ngeen am suñu contact foofu ko. léegi tamit laaj waa Sénégal ñëpp ñu mun a jàppale association bi ñuy def maa ngi doon wax pour patients yi léegi maa ngi wax ci Sénégalais yi nga xam ne amuñu feebar bi laaj Sénégal yëpp ku ci mun daal mu ñëw mu jàppale bi moom du question du ci xaalis bi même bu dee ci xalaat bi ci yenn bi rek doy na sëkk. léegi tamit pour terminer encore une dernière fois vraiment franchement remercier la fondation Sonatel te bëgg naa daal ñu mun a continuer liggéey ak ñoom pour la santé des petits-enfants sénégalais. Merci beaucoup docteur Ridolphe Massamba Diop président Jokko Cliff association moom la ñu doon dalal tey jii gërëm la docteur ci teewaay bi leeral yi nga indi ci wàllu jàngoro ji waaye it liggéey bu am solo bi ngeen ciy def moom bec de lièvre wax na ko ku dugg ci seen site di ngeen ci am information yu am solo kon ñu koy jaajëfal di leen dig daje beneen ajuma waxtu wi ci seen beneen émission wergu yaram jërë ngeen jëf 18h incha allah fii kon simili rek rédaction bi dana dellu si xibaar yi ci kàllaama nasaraan ak Mamadou Amar Ndione.